temps de convaincre, une autre émission, cette fois-ci consacrée à la culture. Le temps de convaincre, c'est l'émission des leaders d'opinion qui porte sur l'économie, la culture, le social, la politique. Donc li jëm ci caada jëm ci culture jëm ci nekkuwaay nekk ci politique temps de convaincre yooyu yëpp da ciy dugg dëgg la am na yeneen émission yi nga xam ni ci l'islam lañ koy dégle ak yeneen wante tey jii dañu jublu ci waxtaan ak oustaz Diallo bi nga xam ni moo nekk ci juma Thiaroye Ousmane oustaz noo ngi lay dalal Diallo na nga def sant yàlla ba géej la gis alhamdulilah nama la ñoo la raw yaa ngi baax rek ñoo ngi jéem yàlla na la yàlla fay amiin yaa rabbal aalamiin bon nag tey jii noo ngi waxtaan ak yow si li nga xam ni mooy la question de la place de l'islam dans la société moderne ndax dañu gis ni àddina bi yëpp tey jii waxtaan woowu dafay yëngatu on les soulève sur l'aspect philosophique les philosophies daan ko dugal si affaire sociale daan ko def si diggante relation réew ak réew daan ko dugal si diggante nit ak nit te lépp dafa dellu si en dernière analyse mooy est-ce que toogaayu l'islam démb tey ak ëllëg benn la wala nan la demee noo ngi lay dalal oustaz si émission bi nu bëggoon nag bala ñuy commencer nga présenter sa bopp alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnati ila yawmi ddin mbokku téléspectateurs yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk fu mu mën a nekk ci gox yi fasantikoo moo xam ñi nekk ci biir réew mi ci biir Sénégal ak ñi nekk ci réew yu ko wër ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di la nuyu di la delloo sa nuyoo mbokk mi sëñ Sow jërë ngeen jëf ci dalal bii ngeen ñu dalal wax dëgg yàlla ñun duñu wootewu ndaxte matuñu ko du ci wàllu njàng du ci wàllu yeewute du ci wàllu leneen dafa tollu ci ne rek comme diine ji ñun ñoo ko bokk képp koo xam ne yaa ngi ci yëngu luy néew ak bari rek te nga mën cee addu dara rek te mu nekk loo xam war na ko jéem a addu yàlla nattoo nañu nag dem nañu comme ni nga wax sama parcours man maa ngi tudd Bounama Diallo fii laa juddoo maa ngi juddoo Dakar maa ngi yaroo ci biir Dakar ci biir Sénégal sama école primaire maa ngi ko commencé woon ci biir Pikine ma jóge fa ma def lycée Van Vollenhoven mooy actuel Lamine Gueye ma jóge fa def naa quelques années ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar diine nag dafa mës a nekk suñu yëngu ak suñu yitte donc ma dem naa ba ñoo ngi gérer école franco-islamique waaye dem naa ba ñu nattoo ma fii ma dëkk ci gox bi comme ni nga ko xamee ñu tànn ma puus ma ci kanam def ma imam bon daal loolu rek laa mën a wane li ci des nag xëy na dañuy jéem a góorgóorlu rek li nga wax ci l'islam dëgg la tey l'islam noppiwuñu ci l'islam ndax jullit ñi ñu ngi wax ci ñoom ci domaine yu baree bari léeg-léeg am mbir yu doy waar yoo xam ne day am ñenn ñi interpellé ci l'islam lu tax ci biir société jullit yi lii di mën a nekk lii di am ñii di def nii ñee di waxe ne ñee di doxale ne loola ndax fotu l'islam la léeg-léeg ñeneen interpellé l'islam ci ñaaw njort ne daal xam naa ne l'islam xëy na moom mooy jàngale fitna wala mooy jàngale lenn ci lu ñuy gis ci jikko yu ñaaw yoo xam ne day jóge ci jullit ñi ñeneen ñi dañuy def lu ñuy def ba pare ñëw laaj lan la nu ko l'islam gise jullit boo xam ne
du yittewoo xam nu l'islam gisee mu soog a def waaye day def ba sottal ñëw ne imam man de def naa sànq démb def naa nit wala def naa nii sama morom léegi lu ci l'islam wax xam nañu loolu lépp ay comportement la yoo xam ne awul yoon waaye nag li ñuy wax rek mooy li ñu war a njëkk d'abord mooy comme question ni nga ko posé redéfinir l'islam duñ ko redéfinir parce que l'islam moo définir boppam ba pare dañuy wax fàttaliwaat nit ñi l'islam nu mu définir boppam ak l'islam nu mu tëdde loola daal su fekkee ne loolu mooy laaj bi yaakaar naa loolu mooy laaj bi nu dugg si parce que dañu toll fu nga xam ni bare na ñoo xam ne duñu réer ndax njàngale mi ni muy demee si àddina bi la dafa am yoo xam ni ay xale yu bees yoo xam ni dañuy joxe ay information te comme ni nga ko waxee lépp lu ñaaw rek nu gàkkal ko yenn saa yi l'islam ba nga xam ni am nañu safeel bi gars yi amoon si l'islam gën na bare ndax ay suñu demee ba ci ay milliards yi individu si biir àddina bi xam ni loolu dootul mouvement bu ndaw wante dëgërwaay bi nu war a am ak taxawaay bi nu war a wax taxaw muy si caada muy si koom-koom muy science muy philosophie ndax liggéey ba université yi juti yooyu defoon ay Abyssine xam ne ni xam-xam dafa am place bu rëy si biir diine yokk si doole ni gën gi mi def sallallahu alayhi wa sallam laaj bi nu ko digal bi nu ko jëkk a jox mooy iqra mooy jàngal donc fi ñu toll nii est-ce que waruñu delluwaat si njàng moomu pour gën a xam suñu diine gën a xam suñu borom ba diggante nit ñi gën a ratax loolu lay laajte mooy place su tey jii l'islam dans la société moderne su nee société moderne mooy société bi nga xam ne rek li muy doxee nii nag te nga teg sa bët ma teg sa bët keneen teg sa bëtam. waaw jërëjëf alhamdulillahi rabbil alamin wax nga lu am solo mooy da ngaa ubbee ci buntu bi mooy l'islam buntoom moom mooy xam-xam ndax comme ni nga ko waxee yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom moo tànn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk représentant ci kaw suuf ginnaaw bi mu tànnee Jibril mu nekk représentant ñi si asamaan mu tànn mu yebal tànneef bi ci asamaan tànneefu waa asamaan mu wàcc si tànneefu waa suuf mu indil ko tànneefu wax mooy waxu yàlla boobu moom moo war a régir ñun suñuy dund ci la ñu war a tëral ci li ñuy def yépp ci loolu lañ ko war a xool mooy suñu miroir ci la ñuy xool lan la ñu war a def ci la ñu jëlee ay ndigal ci lan la ñuy xool lan la ñu war a bàyyi lan la ñu war a moytu c'est suñu amee juuyoo suñu diggante ci lañ ko war a delloo pour atte ko borom bi subhanahu wa taala bi mu yebalee Jibril mun a cëpp ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam baat bi mu ko njëkk a wax mooy iqra mooy jàngal l'islam diine xam-xam la aaya yooyu wàcc li mu ko njëkk a wax iqra bismi rabbika alladi xalaq jàngal si tuuru sa borom mi nga xam ne moom mooy ki sàkk moom mooy le créateur moo sàkk lépp waaw alladi xalaqa al insana min alaq moom moo sàkke doomu aadama ci alaq iqra wa rabbuka al akram jàngal ndax sa borom mooy ki nga xam ne moo ëpp teraanga moom mi dafa mel ni dafa dellu ci moom moo ñu terale xam-xam mu dem ci alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam mu ne borom bi mooy ki nga xam ne moo jàngale ci xalima gis nga waxoon na fee lecture dégg nga ak récitation léegi ñëw na mu wax écriture dégg nga mu def allusion à la plume allamal insana ma lam ya'lam ana lu muy jàngal nit mooy lépp lu nit xamul bon lépp la ñu war a jàng donc jàng l'islam daf ko def mu nekk pilier fondamental mu nekk li jiitu farata bi jiitu ci jullit moom mooy jàng sàkku xam-xam ma ñëw ci loolu tax diine l'islam diine xam-xam la diine jàng la ak xam du diine ay tàndale ak ay neex xalaat dégg nga ak fent déedéet lépp lu ñuy wax ci turu l'islam rek nit dafa ko war a jàng mu xam ko waaye islam séentuwul kenn di inventé dara mbaa ngay yokk ci diine ji li fi nekkoon bu njëkk rek moo fi nekk ba tey loolu mooy li ñuy wax suñu delluwaatee pour rek tegaat encore l'islam
ci palaasam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy professeur bi yàlla tànnal humanité bi tànnal mbindee fi yàlla def na jàngale na façon yu bari yàlla moom mooy poste bi nga xam ne ci moom la ndigal yi nga xam ne mooy jóge ci borom bi di jaar ci moom la waxu yàlla di jaar dana jaare ay façon yu bari nag jibril léeg-léeg day ñëw sëgg ci noppam di ko waxal alxuraan mu koy dégg yaramam yépp di ko capté muy wax su waxee gaa yi di bind loola am na ci révélation am na léeg-léeg mu ñëwee beneen anam mu ñëwee façon boo xam ne benn doomu aadama day ñëw jàmbat benn mbir yonent amalul mbir ma solution mu ne ko toogal comme jigéen bi ñëwoon jàmbat ci sama jëkkër def na ma nii sama jëkkër def na ma lee sama jëkkër daal biig daf ma mere ba mu ne ma def naa la comme sa yaay def naa la comme sama yaay waaw loola lu ciy àtte mu ne ko waaw dégg naa ko waxul dara ba yàlla wàcce ci alxuraan mu waxal leen léeg-léeg it mu ñëw ci beneen forme jëmm malaaka bi ñëw jël jëmm doomu aadama ñëw ci nit ñi pour waxal leen waaw loola am na ci benn xadis boo xam ne loola mën nañ ko ci nettali. waaw man teg suñu loxo foofu si xadis boobu fàttali nu ko ba. waaw pare nu xoos si biir. waaw àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñi ko gën a jege. muy Umar ibnul Xattaab moom moo doon ñaareelu xalifa l'islam mooy nettali hadis bi mu ngi ci saxiixu muslim recueil hadis bu imam muslim qaala Umar radiyallahu anhu mu ne Umar day wax bis mu ne baynama nahnu juluusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin id talaa alayna rajulun mu ne bis a ngi nii bis amoon na ñu toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba benn waay ne daret suñu kaw mu ne shadidu bayaadi siyaab shadidu sawaadi sha'r laa yura alayhi asaru safar wala yaarifuhu minna ahad mu ne waa ji mbubu ba yére yaa nga weex tàll karaw gaa nga ñuul kukk waaye gisuñu si moom màndarga tukki gisuñu mu ñaq gisuñu yére froissé gisuñu si moom poussière ndaxam kenn si ñu fi toogoon ñun ñëpp kenn si ñun xamu ko mu ne hatta jalasa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw jubal directement ci yonent bi rek ñëw ba yegg ci moom fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi mu sës ay óomam ci óomu rasulullah wa wadaa kaffayhi ala faxidayhi mu teg ay loxom ci lupp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay poojam fa qaala ya muhammad axbirni an il islam mu ne eey yow muhammad xamal ma lan mooy al islam xamal ma lan mooy l'islam fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nga xam ne yal na jàmm yàlla ak xéewal nekk ci moom mu ne ko tontu ko ne ko al islaamu an tashhada an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mu ne l'islam mooy benn nga seede ne amul buur bu ñu war a jaamu kudul allahu muy yàlla nga seede ne muhammad yonentab yàlla la benn nga ko ñaareel bi mu ne wa tuqiima salaata nga saxal julli ñetteel bi wa tuutiya zakata ngay joxe asaka sa alal ñeenteel bi wata suuma ramadan ngay woor weeru koor juróomeel bi wata xujjal bayta nga aj néegu yàlla bi in istataata ilayhi sabila su fekkee ne yàlla may na la possibilité yonent bi loolooy tontom ci lan mooy l'islam. am na solo lool te foofu nu toll noonu nag mooy defar nit. est-ce que mën nga nu wax nan lay l'islam di defaree doomu aadama. jërëjëf boobu hadis bi sax yemul foofu pour ñu mën a comprendre wax na ko lan mooy piliers yi nga xam ne loolu mooy li jullit di war a jëfe mooy jëf yi nga xam ne jëfu ay cër la jëfu yaram la waaye am na beneen aspect boo xam ne islam da koy embrasser waa ji ne ko sadaqta Umar mooy nettali de ba tey mu ne waa ji tontu yonent bi ne ko wax nga dëgg Umar ne fa ajibna la yasaluhu wa yusaddiqu ñun de waa ji yéem nañu jommal nañu moom mooy laaj ba pare moom mooy dëggal mu ne yonent bi li nga wax dëgg la mu ne ko fa axbirni anil iman waxal ma léegi lan mooy al iman yonent bi ne ko an tuumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yawmil axiri wa tuumina bil qadari xayrihi wa sharri mu ne baatu lislaam leer na léegi waxal ma luy baatu liima luy al iman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko iman mooy nga dëggal amuk yàlla nga dëggal amuk ay malaakaam nga dëggal ay téere yi mu wàcce nga dëggal yonent yi mu wàcce woon ci yonent yi mu yónnee nga dëggal bisu pénc muy bis bu mujj ba pare nga gëm ne ndogal lu am la ca neex ak la ca naqari ñaareel bàngo mu ne ko xaala sadaqta mu ne ko wax nga dëgg waa ji tontuwaat ko ne yaat yonent bi ne wax nga dëgg mu ne ko fa axbir nii anil ihsaan ñëwaat na ci ñetteelu tomb mu ne waxal ñu lan mooy ihsaan yonent bi ne ko an taabudallaha ka annaka tara iman daal ni ma la ko mën a melale mooy ngay jaamu yàlla comme su fekkoon ne yaa ngi ne jàkk di ko xool comme su fekkoon ne yaa ngi koy gis yaa ngi ne jàkk di ko xool mu ne fa in lam takun taraahu xamal ne su fekkee ne gisuloo ko it huwa yaraaka mooy moom mu ngi ne jàkk di la xool jaamoo yàlla comme su fekkoon ne moom yow yaa ngi ne jàkk yàlla di ko xool su fekkee ne mënuloo considérer ne yaa ngi gis yàlla xamal ne moom mu ngi lay xool loola ku bëgg misaal rek xoolal diggante alkaati ak policier alkaati su damaa juum li ma bëgg a wax mooy diggante chauffeur ak policier buy taxaw ci circulation bi chauffeur mun naa comporter woo nu ne waaw mun naa sàcc sax brûler feu rouge mun naa def excès de vitesse mun naa def conduite boo xam ne jaarul yoon waaye su demee ba mu séen gendarme ci tali bi mu xam ne kii mu ngi ko vigilant ku ne jàkk di ko xool est-ce que dina def infraction dafay vérifier waat xoolaat vitesse am mu takkaat ceinture am ndànk mu téyewaat volant am mu nekkaat mu ñëwaat ci voie bi mu war a circuler lépp mu aw yoon loolu la ñuy wax conduite impeccable conduite bu jekk bu rafet lu tax mu def ko est-ce que daf ko gëm déedéet parce que alkaati bi wala gendarme bi mu ngi ne jàkk di ko xool waaw su fekkee ne ki nga xam ne day dugal ay marchandises di dem di ñëw su demoon ba gis douane mu xam ne poste douane bi poste la boo xam ne poste bu am montage bu dëgër ba pare nit ñu vigilant ñoo xam ne ñoom tàyyeeluñu di fouiller bagage di xool ba ci fond est-ce que kooku dana dugal forot est-ce que kooku dana dugal ay fausse monnaie wala arme wala drogue du ko mas a def ndax dafa xam ne su ko defee rek ñu jàpp bon loolu moo lay won ne jullit ihsaan mooy rafetal bi mooy ñun jullit sa gendarme yàlla doy na la gendarme yàlla doy na la poste douane yàlla doy na la radar yàlla mi nga xam ne mu ngi la xujj di la xool amul minute amul seconde ci leer ci lëndëm bis guddi foo mën a nekk yàlla mu ngi lay jàkk di la xool bis bu ñu defee ci yow culture boobu éducation boobu ba nga yëg ne yàlla mu ngi lay xool nga koy yëg kañ ngay sàcc def lu ñaaw bon dootoo ko def jullit yëpp suñu amoon yëg-yëg booba est-ce que infraction yi ñuy soulever li ñuy jàmbat danañ ko jàmbat bon duñ ko jàmbat loolu ñetteelu point bi alayhi salaam. waaw léegi da nga soulever si foofu lu am importance imam mooy conscience mooy xel moo ñuy différencier ak yeneen bàyyima yi mais xel moomu dañu yóbbu si defar suñu environnement ba mu baax mais yenn saa itam lu yàq ba li nga xam ne moo xew si àddina bi climat bi changé environnement bi seen nit ñi commencé fu ñu doon bay dootuñu fa doon bay lu ñu waroon def dootuñu ko def est-ce que conscience boobu su demee ba yóbbu nit ba à niveau boo xam ni day détruire boppam day détruire environnement est-ce que jotul nu delloo si waat nit si sagoom si li nga xam ne moom la ko yàlla yónnee woon pour mu defal ko suuf parce que dafa ni yaa wax nga si njëlbeen yaay sama représentant si suuf te kee yàqul kee yàlla yàqul mais ki nga xam ni moom la représente moom la yóbbu si suuf si mi ngi yàq bu garaaw bu doy waar loolu est-ce que duñ ko jàngul jot na dëggantaan d'abord li ñu doon wax nee nañu l'islam point fondamental bu njëkk bi moom mooy jàng mooy xam waaye ñaareel bi moom mooy yaru ñetteel bi moom mooy yeewu ci man sama xam-xam nit ki dañ ko war a jàngal information dafa war a jot information bu doy mu xam mbir yi lenn lu nekk lan lay dox ak fan la tege ak moom lu ciy responsabilité am daf ko war a xam mais xam bi kese du doy soo xoolee tey du jullit ñoo ëpp xam-xam ci àddina
ah ñi am na ay juif ñu ngi fi xam nañu ñeneen ñi chrétiens yi xam nañu ñeneen ñu dul ñooñu chinois yi russe yi japonais yi xam-xam dafa tasaaroo waaye est-ce que xam-xam rek day nekk forcément synonyme defar xam-xam rek taxula defar bon dafa am leneen lu war a topp ci xam-xam mooy éducation bon suñu jàngalee dañoo war a éduquer lan mooy éduquer mooy nit ki xamal nañ la ne feu rouge waruloo ko brûler fii sens interdit la waruloo fee jaar nangam bi su fekkee ñëwaat nañ ci l'islam yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu jàngal mooy jullit du fen ñaar jullit du wor ñett jullit du tooñ dégg nga jullit du nekk ku foo loolu suñ ko jàngalee nit mu xam ko loolu doyul dañ ko ci war a yar mooy nga tàggat nit ngay entraîner nit ngay tàggat nit ba loola nekkaat soppali ko jikko li nga xam ne xam-xam la ci biir bopp bi mu mujj nekkaat jikko nga xam ne cër yi dañ koy exécuter automatiquement fii nag mooy nekk problème koo fi ak rek li ñuy wax fii yëpp lu gën a bëri jullit ñi xam nañ ko soo leen waxee ñu ne waaw xam nañu kay lii dafa araam ñu nga xam nañu tux dafa bon xam nañu sàngara dafa araam xam nañu lii xam nañu lee waaye duñ ko def lu mu tekki mooy yar bi beneen étape bi moo ñëwul foofu mooy yar nit ki dañ ko war a yare ba loolu mu nekk automatisme ci moom ñetteel bi tam nit dañ ko war a yee loolu bokk na ci li ngeen def mooy informer nit léeg-léeg xam nga xamal nit ne da nga gis koo xam ne day naan sàngara mu nekk un invétéré soulard mooy koo xam ne vraiment ivrogne nga enquête ko ñu ne la pourtant kii dafa jàng borom diplôme supérieur la lu ko def nii lu ko indi ci déchéance bi mu ne waaw mais da doon naan di naan ba egg fi léeg-léeg nga ñëw nga waxtaan moom nga ne ko waaw yow xanaa saa xamoo sàngara de mu ne la maa xam ne sàngara baaxul mu ne man diplôme docteur laa yor ah boo xam nga ne baaxul waaw xam nga lu muy def waaw xam naa day ronger foie day def dangam naa lu wax mu ne ko bàyyi xaw ma fitna rek wallahi fitna rek bis bu ne ngis kuy tox mu ne la nga ne ko cigarette baaxul mu ne wallahi xam naa baaxul waaye nag mënuma parce que élément éducation boobu moom moo ñëwul donc nit ki dafa am ay yoon yoo xam ne l'islam prévoir ne ko loolu la préconiser ñu jàngal nit ki depuis ndaw depuis xale ndànk ñu koy yar ci biir boobu ba nga xam ne lépp loo xam ne day yàq ak lépp loo xam ne day lor bon loola ñu xam ñetti point yooyu leneen li nga wax l'islam borom bi day wax ne ci alquran maa farratna fil kitaabi min shay bàyyiwuma ci téere bi dara jullit bi yàlla dafa woo malaaka yi mu ne leen damaa fas yéene def ci kaw suuf benn gouverneur waaw wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa ma def benn xalifa du kuy wuutu yàlla déedéet xalifa suuf si yàlla dafa bëgg mu nekk ci direction kenn koo xam ne moom la ñuy dénk responsabilité gérer suuf contrôler ko awal ko yoon kooku bi ko yàllay tànn daf ko indiwaaleeg bagaasam moo tax xel cerveau bi doomu aadama am million créature amul benn créature bu am loola outils yi doomu aadama am loxo yi li mu capable li mu man làmmeñ bi mu mën la wax ju leer dégg nga organisation bi nit mën a am loola amul benn lu yàlla bind lu ko am nit yàlla ne ko yow yaay xalifa si kaw suuf yow nit la yàlla di laaj suba responsabilité su suuf baaxee ak su suuf yàqoo nit rek moom moo mën a agir modifier nature bi modifier environnement nit mën naa fekk fii ay benn forêt mu ne forêt bi yëpp dama ko bëgg ñu dindi ko def fi cité mu ne côté bi nga xam ne désert la damaa bëgg fii yëpp ñu defaat ko forêt dégg nga dex gi fi mu jaar nii dafay gêner damaa bëggoon ñu détourner kuuru dex gi montagne bi damaa bëgg ñu jaaral fii ay train ñu ne ko fu train di jaar montagne bi mu ne nañu transpercer montagne bi jaaral train bi loolu yëpp nit di ko def kenn gisul golo di ko def kenn gisul gaynde di ko def kenn gisul ñay di ko def bon nit yàllam jox na ko outils yi jox na ko outillé na ko jox na ko xel bi jox na ko capacité bon daf ko laaj na defar moo tax ci l'islam ngay gis ñu jàngal nit ki respect bi nga war a am ci doomu aadama respect bi nga war a am ci animaux yi ak noo leen war a gérer respect bi nga war a am ci plante yi ak respect bi nga war a am ci lépp loo xam ne moo ngi dox ci kaw suuf loolu nag ñàkk koo xam ak ñàkk tàggatu ci loolu mooy waral nit ñi di yàq te réchauffement climatique nit ñi di reyante nit ñi di tuur deret déforestation loolu yëpp daal soo demee da ngay fekk ci jàngul islam mu ngi tëdd fii depuis le 7e siècle bon loolu mooy li nga wax incha allah. wax nga lu am solo imam
ni fàttali nit ñi noo ngi ci émission le temps de convaincre di émission bu nga xam ni dañuy invité ay leaders d'opinion ñuy waxtaan ci culture ci économie ci nekkin ci politique te xam xalaat yi ñu fiy jël dañu bëgg mu nekk ay solution pour doomu aadama yi di ko jëfandikoo loo tax tey jii noo ngi am invité bu mag di imam Diallo di jiite juma Bagdad di borom xam-xam imam question yi nga yëkkati yëpp c'est relatif entre l'homme les rapports qu'il y a entre l'homme et la société parce que sans homme il n'y a pas de société et on s'est rendu compte que c'est l'homme qui détruit sa société par son comportement. Vous avez évoqué tout à l'heure les valeurs qui doivent structurer l'homme. D'abord, sa conscience, xel mi. Ensuite, sa capacité de dominer son environnement. Parce que yàlla may na ko. Mais li nga xam ne tey jii moo gën a soxe suñu société yi. te l'islam tegoon ci loxo fonkoon ko ba nga xam ni ki nu jiite ki nu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam daf ko pratiquer ba mu siiw mooy le commerce donc daf doon liggéey te tey jii dañuy seet ni rapport nit ki ak liggéey dafa xaw a doy waar yenn saa yi xëy na xam-xam moo ko mayul wala amul formation bi wala su amee formation bi pare ni mu ko waree jëfandikoo day yaakaar ni keneen moo ko war a jox day xalaat état wala yeneen ba mu jur li ñu gis ci jamono ji ñu bare di bàyyi seen réew du dugg ci gaal yi di daanu ci géej gi mu indi beneen problème est-ce que tey jii l'islam am na jàngat ci loolu bu nga xam ni mën nañ ko digtal ndaw yi ba nu dellu ci waat seen sago. waaw li nga wax am na solo mooy l'islam njàngatam dafa jiitu phénomènes yi dafa jiitu phénomène temporaire dafa jiitu événement yi xoolal téere boo xam ne bi ko yàllay wàcce daf ko wàcce pour jàngal nit ñi diine jàngal nit ñi nan la ñu war a def nan la ñu war a def ak lan la ñu war a doxal nu ñu war a doxalee seen société ak lan la ñu war a moytu mu ñëw di jàngal nit ñi ba pare ci même téere bi nga xam ne moom lay jox nit ñi li ñu war a def ci même téere bi la évoqué seen problème yi ñu nar a am dans l'avenir mu ngi wax mujj jamono problème yi nar a am yàlla moo ñu jàngal comme ni ma la waxee nañu toppatoo suuf si yàlla nee na kóolute responsabilité suuf mu ne gaaral naa ko asamaan ak suuf ma gaaral ko montagne yi ñoom ñëpp ñu refusé ko mu ne nit accepté ko waaw nit accepté ko ngir lan ngir dëgër fit ak réere boppam loola ñun mënuñu fàttaliku jamono jan la woon waaye ni ko yàlla waxee noonu la nekk borom bi subhanahu wa taala wàcce téeréem jàngal yonent bi ñëw di dugal nit ñi ci diine di jàngal nit ñi ci même téere bi borom bi wax ne zahara al fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nnaas mu ne yàqute feeñ na ci suuf si ak si jéeri ji ci sababu lu doomu aadama yi defee seen loxo yàlla ne li yuziqahum baad alladi amilu yàlla ne coono giñ ciy jële ak souffrance biñ ciy jële ak problème yi ñu ciy jële loolu yàlla nee na pour ñu mos rek dara ci résultat li nga xam ne loolu la seen loxo jëf la allahum yarji'un yàlla ne mosal leen tuuti ngir lan ngir ñu dëpp ñu dellu ginnaaw ñu xoolaat seen bopp bon l'islam joxe woon na ay axe yoo xam ne fa la nit ñi jaar war a jaar ñàkk faa jaar moo indi nit ñi problème liggéey bi nga wax leneen lu fondamental ci l'islam la lu l'islam bëgg lu l'islam encouragé yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon jàngal nit ñi jóg fàggu dafa doon wax ne nit yàlla bëgg na nit koo xam ne mu ngi dunde ñaqam nit dafa war a dundee ñaqam te ku ne mën na dunde ñaqam njàng lu baax a baax la ku am ay diplôme nga gën a mën a am liggéey waaye dafa am loo xam ne tubaab yi ñooñu ko fi indil rek formule boobu nit liggéey soxlawul sax njàng mu ko wala ay diplôme waaw ku bëgg
liggéey rek mën ngaa liggéey li nga wax mu ngi fi commerce solution la dégg nga jënd ak jaay fii la nekk depuis bi àdduna nekkee àddina ba tey sëgg bay dégg nga dem nappi dem fori donc bëri na loo xam ne loolu nit mën na cee liggéey ku ci amul idée mun ngaa laaj ñeneen ñu conseiller la ñu teg la ci yoon yonent sallallahu alayhi wa sallam ndaw ñëw na ci moom mu ne ko looy def mu ne ko man de wax dëgg yàlla jàpp ma ci dara mu ne ko lu tee nga jóg dugg ci marché bi nga def dara dégg nga keneen ñëw na bëgg soxna am jigéen bu ñu wax mu ne bëgg na ko ñu ne ko loo am mu ne moom amul dara ñu ko demal seeti kër ga mu dem seeti mu ne amul dara sa poos deful dara dencoo dara yonent bi ne ko waaw léegi loo mën a mu ne xam nga nooy def am ku génne foofu xaw ma ñetti dërëm wala ñetti koppar daal di koy joxe foofu sarax ñu jox ko waa ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jënd sémmiñ ak buum nga dugg ci àll bi nga dem nga gori mat nga ñëw nga koy saam fii ci marché bi di jaay xelalu ko loola est-ce que neew na ko demal nga jàng juróom-ñaari at pour uti diplôme wala demal académie sàngam lii yomb na trop demal ci àll bi dégg nga jël góor nga daan sa doole yàlla jox na la doole jox na la xel jox na la leneen nga dem ngës nga gor nga teg waa ji ay fan yu néew rek waa ji ñëw indi ne man de sama problème réglé na ma ngoog du dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit da ko doon ñëw jox loxo yi ñagas lool ba waa ji rus di xaw a hésité rus pour jox ko loxo ndax ragal ni mu ñagase ndax loxo mu jox ko yonent bi xool ne loxo bu yàlla bëgg ngi ak yonentam mu ngi nii mu fóon loxo ba moo tax loolu tam Omar ibnul Xattaab defaat na ko yeneen xalifa yi dañ doon toppandoo loola ku gis nit loxoom fut am ay callosité am ay leneen mu jël ko fóon ko ne loxo bu yàlla fonk ak yonentam mu ngi nii bu nit dafa war sabablu nit dafa war a liggéey léeg-léeg li ma doon wax léegi ci xam-xam ak éducation toujours mooy feeñ encore loo fi indi ci crise rek da ngay gis ne day delluwaat ci ñett yooyu mooy ñàkk information ñàkk xam deuxièmement ñàkk formation mooy ñàkk éducation ñetteel bi mooy ñàkk yeewu waaw ndax ñàkk yeewu munul passé man gis naa ay am na ndaw yoo xam ne seeni waa kër ñoo dajale 1 million jox leen pour ñu daal di fay gaal daal di dem ci mbënd mi mais ku am 1 million amoo loo liggéey 500 000 francs nit mënu ci liggéey keroog fële ma nekkoon jamono yële maa ngi dëkkoon ak benn ay waay bu nekk suñu buntu kër soxnaam day jaay ay fonde suba dégg nga ñuy jaay fonde ma gis léeg-léeg rek waa ji jonkan ci wetu soxna si ñu toog toujours rek bis mu ne ma waaw imam yow doo ma defal ñaan ma ne ko kay ñaan de mën nañ ko mu ne ma waaw man de damaa bëgg lu may yëngu damaa bëgg lu may liggéey damaa bëgg na ma ne ko yow luy sa métier loo doon liggéey mu ne man doon naa liggéey mais liggéey bi doxul léegi nangam ma ne ko waaw léegi yow kay mën ngaa jàngi ci sa soxna si lu tax doo jóg nga def commerce mu ne waaw parce que aw ma xaalis kenn financé wu ma nangam ma ne ko première erreur mu ngi noonu xaalis yàlla mooy financé nit ci l'islam yàlla mooy financé nit ku toog di xaar banque financé la wala benn organisme financé la yaa ngi nax sa bopp yaa ngi ci erreur xaalis soo demee nga yenu xaalisu banque nga indil nga sa bopp problème boo xam ne kenn xamul fu mu yem waaw xaalis liggéey mooy ndey liggéey moo jiitu xaalis mais xaalis du jiitu liggéey nit da ngay yëngu ci dara muy jur ndànk ngay muñ nga seere sa ceinture muy jur soo commencé am bitigu mbagg ngay dem di wër di jaay socc wala di jaay leneen dégg nga wala ay wantaay nga dem ba si àgg nga mujj am taabal sa bundu kër dégg nga su ndaw ba si àgg taabal bi nekkaat mbaar ba si àgg mbaar ma nekkaat cantine ba si àgg nga dem ci marché nii la liggéey di demee waaye toog naan ku ma financé wul du ma liggéey loolu erreur monumentale la yàlla mooy financé nit ñi ma jox la benn misaal rek nit dana ñaan yàlla naa la bis bu ne nit ne ma imam man damay ñaan yàlla bis bu ne waaye yàlla joxuma dara léegi nag yéen imam yi xanaa amu leen formule magique ma ne ko formule magique bi yaa ngi ko bàyyi sa ginnaaw waaw ma ne ko formule magique bi mooy jóg yëngu daal di liggéey waaw mu ne ma nan laay liggéeyee te yoruma xaalis ma ne ko mës ngaa ñaan nga yàlla mu ne ñaan naa ko lu bëree bëri waaye tontuwuma ma ne ko da ngaa juum bi nga ñaanee yàlla nga def yàlla ni mu la digalee nga ñaan ku ñaan yàlla may la à condition fekk moom nga ñaan encore fekk moom kese nga yaakaar mu la yaakaar naa def yàlla sama premier objectif deuxième troisième léegi yàlla du doxee noonu yàlla dox ci seddu soo wéetal yàlla nga ñaan ko rek yàlla may na la da nga gis yàlla koo xam ne day ñaan yàlla
yàlla ne bon jox leen ko nangam financement la soxla jox leen ko financement malaaka yi yóbbu financement bi financement ñëw ba jub ko taxaw di xaar loolu laa wax sama waaja ma waxoon de ma ne ko mu ne financement ñëw ba jub la mais financement bi mënul egsi danaan day xaar nga def dara yow nga jonkoon foofu ngay xaar financement nga ne su financement ñëwee ma liggéey day toog ba jamono yàlla ne waaw kii moom kii toppa di ñaan xanaa yónnee wuñ ko woon budget ñu ne yónnee nañ ko kay ñu ne budget bi ne man damay xaar mu liggéey pour ma ñëw moom mu jonkoon fee mu ne man damay xaar budget bi ñëw ma liggéey léegi kañ la solution di am su la yàlla daggalee ay millions ñëw taxaw fii jubla millions yi di ñëw di sotti sa kaw de faaw nga liggéey dara faaw nga yëngatu dara millions yi mën a egsi millions yi ne dañuy xaar moom mu def dara imam mu def taabal wala mu dem nappi wala fu mu mën a jaar rek fu ñu mën a jaaral rek ñu mën a egsi moom mu toog muy xaar naan na xaalis bi ñëw na budget bi ñëw moom mu soog a liggéey dina yàgg foofu ñu bëri lii moo leen bloqué nga baal ñoo macha allah imam daf naa ni temps bi ñu joxoon mi ngi bëgg a jeex mais waxtaan wi neex na lool te daan am yeneen i jataay li duuf si nag yëpp xejul si cin li macha allah xam-xam bi yaatu na émission bi daan ko yeesalaat ak yow noo ngi bëgg rek nga tëj léegi lan mooy say kàddu yu mujj imam Diallo waaw bon ñun kontaan nañu trop ndax ñun li ñuy neexe rek mooy jataayu diine su ma waxee jataayu l'islam nag du ci sens étriqué bi ñu bëri di jàpp ne islam julli la ak woor ak rendi sa xaru tabaski ak déedéet l'islam idéologie la l'islam système de vie la l'islam mooy suñu système de vie bi nga xam ne moo ñu sàkk moom la ñu prévoiral waaw l'islam moo war a nekk suñu idéologie te l'islam lu tax muy déranger ñi ci bokkul ñi ko fekk siwul mooy l'islam dafa am ay caractéristiques yoo xam ne daf ko feeñe mooy dafa complet l'islam yow tudd nga ko bi ngay introduire émission bi l'islam dafa embrasser économie l'islam dafa jàngale ci social l'islam bàyyiwul politique l'islam bàyyiwul benn fànn ci société bi boo xam ne embrasser ko éducation góor ñi te ñëpp ci bokk góor ñi dégg nga l'islam wax na lépp loo xam ne day baax ci ñoom ak li nga xam ne dana arrangé jigéen ñi wax na ndaw yi wax na màgget yi troisième âge wax na handicapé donc amul fenn foo xam ne da ngay laal foofu rek te islam embrassé wul foofu bon nag li ñuy ñaan yàlla rek mooy nit ñi nañu delluwaat ñu jàngaat seen diine ñun loolu la ñuy préconiser na nit ñi ñëw jàngaat njàng mu bees na nit ñi ñëwaat encore di laaj ci seen diine ñun dañuy sawar ci ñu ñuy laaj ndax loolu ñun moo ñuy njëriñ prétendre ñu xam nañu lépp luñ ñu laaj ñu xam ko ñu wax ko leeral liñ ci xam suñ ko xamul it ci ñu ko laaj dañ koy sant ndax ubbil nañu buntu puus nañu ci dem gëstu jiwaat te lépp lu ñu mën a gëstu rek texte yaa ngi fii yàlla moo ko garanti dégg nga moo ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun yàlla nee na man maay gardien de la constitution man maa ko wàcce muy alxuraanam muy sunnaam yépp wa inna lahu la hafizun yàlla nee na man maay gardien am waaw alxuraan du mës a réer jàngale diine du mës a réer donc nag nañuy dellu ñu laaj suñu diine jërëjëf imam machallah donc c'était tout pour aujourd'hui. La thématique que nous avons abordée, c'est la culture islamique dans la société moderne. Et nous avions comme consultant islamique Imam Bounama Diallo. Imam Bounama Diallo, merci beaucoup. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Un autre numéro de Temps de convaincre dans quelques jours. Nous vous remercions, chers téléspectateurs.